tey nag dañoo xaabaabal parce que d'habitude Yeewu Leen 10 heures lay jeex mais lu yëngu lu ne la ko yëngaloo ko ëpp doole. alors sànq nag ñu ngi jéggalu parce que ñi nekk ci câble yi ñi am câble rek amoon possibilité xool première partie parce que dañu amoon benn chat bu ndaw boo xam ne daf ñoo daboon waaye nag tout est rentré dans l'ordre juste vous rappeler que tey la album Pape Diouf génn ñun ñoo ko njëkk a am. regardez man maa ko njëkk a am sax album 8 titres mu dédié ko magam Youssou Ndour mi nga xamante ni tey moom la ñuy màggal moom la ñuy célébrer ci Yeewu Leen bi Bijou pour reparler un peu du parcours de Youssou defe naa boo dee wax fi mu jaar sax doo dajal xajul ci benn émission. alors déjà biographie bi je pense que buñ ci doon wax dañuy jël ay ñetti émission pour wax ci. que ce soit ay collaboration yi mu am au niveau international ak comment il est vu à l'international pareil. donc dañ ci jël benn partie bu tuuti une infime partie pour wax ci. comp voilà comme on le dit. et puis juste rappeler que nga baal ma comme ñun tey ñu ngi wàcce kaamil yéen seen biir kër yi mën ngeen wàcceel kaamil Youssou Ndour nag ñaanal ko mu yàgg fi. du leen wàññi dara n'hésitez pas génne leen ay boolu laax saraxe Sénégal yëpp ñaan kër goo dugg tey bëgg naa ngeen def ay ndabu laax. waaw yàq dara. mu yokk ba yëpp. waaw suñu borom bàyyi ko fi ba ci kanam. def leen ay ndabu laax rek. suñu borom fànqal ñu pàkk. yàlla musal ko ci mbotaan. ak lépp luy fële. may ko sutura am mag àllaxira. amiin waaw. amiin donc Youssou Ndour à l'international parce que bu ñuy wax ci Youssou Ndour à l'international comme je le disais tout à l'heure grand bal de Bercy la ñëpp di xalaat. parce que mooy événement bi waa diaspora bi di préparer chaque année chaque 2 ans. moom la ñuy gën a préparer te tout le temps dañuy xalaat ne grand bal de Bercy 2000 la commencé alors que Youssou Ndour bi muy dem Bercy c'était en 1986. parce que dafa defoon première partie benn artiste français bu ñuy tuddee Jacques Higelin moom la def première partie pendant 1 mois et c'est là qu'il a rencontré son public français et depuis lors ñi ngi koy topp parce que Bercy bu ñu leen fa ëppul duñu fa ëpp. ñooy tolloo presque ba mu fees. voilà entre français ak sénégalais yi mais mënuñu wax ci Youssou Ndour à l'international sans ñu def référence à Peter Gabriel parce que ñëpp xam nañ ne depuis 1984 la ñu nekk xarit ñoom ñaar. belle rencontre. exact de trop belles rencontres d'ailleurs mënoo wax ci yëpp il faut que juste nga am yoo ci choisir pour wax ci mooy yi ñu xam am na yu ñu xamagul nag yoo xam ne ñun xamuñu ko donc en 1984 la ñu daje mu def première partie tournée mondiale am donc Youssou Ndour monde bi yëpp découvrir ko bi ñu jógee ci tournée bi en 87 ils ont sorti benn woy boo xamante ne jigéen ñi lañ ko woyaloon ça s'appelle Shaking the Tree en 1989 la ñu génne woon woy boobu we are shaking the tree mooy titre woy bi pas cher donc quelques années plus tard Youssou Ndour confirmé notoriété bi nga xam ne au niveau de l'international la ko am ci benn concert bu mu defoon au Japon en 1992 bi mu jógee ci concert bi dañ ko jox prix de l'excellence pour spectacle bi nga xam ne moom la fa joxe woon tellement il a ébahi les gens daf leen convaincre ci talent bi mu am mais loolu début kese la ci prix Youssou Ndour am parce que ñëpp xam nañ que ni single bi mu defoon en featuring ak Néné Chéri di 7 Seconds dafa nekk disque d'or ensuite disque de platine et puis dañ ko jëloon te def ko meilleure chanson de l'année ci MTV Music Award en 94 et puis en 95 album bi mu nekk di The Guide wala Womat nekk disque d'or moom tamit. waaw rien que ça dégg na président à part l'art. voilà comme dégg na ministre à part l'art. dégg na docteur à part l'art. dégg na docteur honoris causa. doon na PCA à part l'art. doon na njiit à part l'art. nekk na ambassadeur à part l'art. waa avec l'art nag. part de sa rencontre avec Pape Cheikh Diallo. waaw li ñu ci wax waaw international lañu wax. d'accord international. Pape Cheikh est international. waaw franchement. waaw il est nationalement international. de très belles rencontres. de très belles rencontres et puis ci woy bi di 7 Seconds buñ ci ñëwaatee woy bi dañ ko reprendre ko d'ailleurs tey Carlou D mi ngi wax ci biir l'observateur bi que. Donne-moi le titre s'il te plaît. Il a dit regarde mu ne. Alors reprendre 7 Seconds de Youssou Ndour avec Néné Chéri a été mon plus grand challenge. Quand un bon artiste dit ça quand même. C'est extraordinaire. Ouais. Voilà c'est un respect d'ailleurs boobu surprise lañ defaloon Youssou Ndour ci Polar. def 113 alhamdulilah bu lay nii la. ni yàlla na teral man ñii jàng lii. yàlla nga guddal sama fan ak sama waajur samay nawle waaye yàlla na nga guddal fan Youssou Ndour. amiin may ko wér mën ak tal. ak mboolem ñi nga xam ne ni waajur la ak ci njabootam. amiin ak mboolem ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi àndoo ñoom di liggéey ci lii nga xamee ni mooy lii ngeen def nii mu di journalisme mu di animation mu di éducation mu di distraction. amiin c'est une mission noble. jërëjëf. qui n'est pas donnée à n'importe
qui. Wallahi. Ne pas être journaliste et créer un grand groupe de médias du genre. Il faut être Youssou Ndour pour le faire et avec lui, Cheikh Amar qui l'accompagne et tous et toutes celles que vous êtes autour de sa personne pour permettre au Sénégal d'avoir un médium qui pourra rivaliser avec les grandes chaînes du monde, même en Europe. Merci papa. Car la culture n'est l'apanage de personne. Et nul ne détient le monopole du savoir. jërëjëf papa jërëjëf. Allah veille sur vous et que Dieu vous garde. amiin kontaan nañu jaay du ci teg dara waaw du ci teg dara ñu ngi lay gërëm bu baax ku ne xam na sa diggante ak Youssou Ndour suñu baay boobu El Hadj Golbert Diagne di ndokkeel itam waa Ndar ndax ñoom itam ñu ngi wàcc ay kaamil ñu ngi def ay ñaan pour suñu borom yàggal fii suñu kilifa di président Youssou Ndour am na itam yeneen kilifa yoo xamante ni ku ci nekk yónnee nga message ku ci mel ni Juma Jaxate par exemple. am na lu mu wax ci bis bi ñu déglu ko. Youssou lu mu woy rek neex na waaye nag bi ma ci gën a neex mooy ba ma woyee ko fi Olomidé. réewul deewul li mu dese ci ay at war ko vivre te man ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool. Juma Jaxate doon yónnee message ci président Youssou Ndour ñu ngi la ci gërëm bu baax Jaxate. ku mel ni Mamadou Ibra Kane barki démb nee naa leen ñun ñi fi ne di liggéey ak président Youssou moom mi nga xamee ni daf ñoo jël dénkuñu ko ku ci am picc sax boo demee waxtaan ak moom mu dalal sa xel te yooyu dafa am solo moom itam il tenait absolument à joxe message pour màggal moom itam bis bi tey di 1er octobre ñu déglu ko. waalo ndekete waalo nii la neexee. ma relation ak Youssou Ndour relation professionnelle la ndaxte moom mooy promoteur groupe Futur Média nekk président bi ci laa ko xamee mi ngi toll léegi 12 ans dara gënul sa bésu juddu dellu si nga fekkee ko dañ koy ñaanal nga fekkeewaat ko yàlla bàyyi ko fi suñu kanam lu yàgg may ko wërle ak bànneex ndaxte boo amee wër ak wërle rek da ngay kontaan. wala nga xam ni wàllu booy jëndee nga dem ba Dakar mi ngi fa asmali ki jàng kooku sama waay moom mooy boobu moo ko yàgg daanee la directeur waaw dafa déggoo la ngéwél gi ci moom parce que Jombo Ndiaye discours na ba mu yàgg ne comme ni nga koy waxee mais man kontaan naa journal 12 heures wallaay mais Antoine je ne vois pas où sont les chapeaux mam ndànk rek yëpp dina mat wallaay Youssou réccuwul li mu ko doon dénkee mbiram Mamadou Ibra Kane ñu ngi koy gërëm bu baax ci disponibilité boobu la nga xam ne am na ko ngir joxe message am moom itam pour souhaiter un bon anniversaire au président Youssou Ndour ñu ngi ko ci gërëm bu baax kenn ci ay jegeñaaleem defe naa man lu muy bëgg a wax ci moom itam dama koy xeeb muy Mara Dieng ku nga xam digganteem ak président moom itam il tenait absolument à joxe message am ci bis bi di 1er octobre ñu déglu ko. ban mooy moo la gën a neex ci wàllu Moussa yi. Dërgëj. Youssou, c'est mon ami de longue date. Ça fait presque 30 ans. Ça fait pas 30 ans qu'on travaille bien sûr, mais ça fait une vingtaine d'années. Et c'est mon ami, c'est mon frère. Kudd fan wër ak wërle yàlla may ko mu eggale li mu mëbët parce que je pense que ku ne xam na ni li muy taw di taxaw pour bokk ak ñëpp la te yal na ko yàlla may mu eggale li mu sumb ba ñëpp jëriñoo. ñu gërëm bu baax Mara Dieng barki Dembo Ndiaye rek président Youssou Ndour ma nga woon ca dëkkam ba doon jébbal njaalam ci waajuram bu góor bi mu ñàkk moom itam ku ne xam ne digganteem ak président Youssou Ndour ñu ngi koy gërëm ci message boobu la nga xam ne ni joxe na ko tey di 1er octobre ndeke li ñuy wax yëpp ci moom nag ay mbokkam ñoo ko njëkk a wax waaw lu ñu mënti wax ci moom ci mbaax dëgg la lu ñu mënti wax ci moom ci jom ji mu nekkee fulla gi mu àndal ak simplicité gi ci moom humilité gi ci moom ak mbaax surtout gi nga xam ne ni dafa ne ci moom ndeke ay mbokkam ñoo ko njëkk a wax ku ci mel ni
muy Ngoné Ndour Kouyaté jàmbaar jooju nga xam ni d'habitude sax bu ñu koy gis ci ay kàddu yu bëri waaye tey moom itam elle tenait absolument joxe message am ci 1er octobre bi ñu déglu ko. li ma xale bi jaaral li ma xale bi di def li ma xale bi jaaral li mu yàgg yàgg may daan ayede yoo yede au-delà d'être mon frère, c'est comme une relation de père et fille. C'est comme ça que je sens ma relation avec Youssou. Donc c'est très très fort. Ba pare loolu dafa yàgg quoi dafa yàgg ci sama diggante moom dafay yàgg si loolu quoi. Et dafa am ba ay points yu bari ci moom yoo xam ne ni que ni moom laay jël comme je me vois dedans. Voilà, j'ai une relation très spéciale avec moom boo xam ne ni que ni ça date depuis ma naissance dafa yàgg quoi. Donc tey li ñu ko mën a ñaanal rek moom mooy xam naa ñaan gi mu gën a soxla tey moom mooy que ni mu am gudd gu fan yàgg am wér-gu-yaram bu baax a baax yàlla gën ko musal ci cat et sutural ko donc je pense que ñaan yooyu la gën a soxla tey. man fan si Youssou Ndour laa ba pare avant may nekk sœuram donc dañ koy bëggee bu baax dañ koy bëggee donc au-delà d'être sa sœur on est fan la façon dont il le chante daf may toucher directement quoi. Donc c'est une chanson qui me plaît beaucoup c'est l'une des chansons de Youssou Ndour yoo xam ne ni que mën naa ne que ne chanson bu ma neex la quoi daf ma dugg. dinaa ko yokk ak tambour bu doyul ma yokk ca mara ci suufee. mooy li ma wax léegi rek nekk ay mbokkam ñoo ko njëkk a wax li Ngoné wax Bouba Ndour da koo wax li Bouba Ndour wax Abi Ndour da koo wax li Abi wax Ndiaga wax na ko li Ndiaga wax Fatou Kiné wax na ko li Fatou Kiné wax Adja Ndeye Seynabou wax na ko ñu ngi ko ndokkeel moom bu baax di ko ziar ndax fonk magam li Adja Ndeye Seynabou wax Ibou itam wax na ko ak ñun ñi nga xamee ni ñoo bokk ci njabootu Youssou parce que ñun itam ci njabootam la ñu bokk kon yàlla na suñu borom yàggal taxawaayam xam nga yenn saa yi sax nga rakkaaju kontaan lool ba ca digg ba seeram bi yëpp daw ndax ku ne da ngay ñaan mel ni Youssou yàlla na suñu borom yàggal taxawaayam ci réew mi li ñu faral di wax nag fii daal lépp yëf yi daal nday ci la waaw itam yëfi nday ci la mooy dott bi li ñuy faral di wax peccum liir moom bu neexee nday de rek koy jàpp ca mbagg te nday ju liggéey doom fayu waaw yëfi daal nday ci la moo tax dañuy fekk léegi suñu yaay Adja Ndeye Soxna Mbuub mu ngi ci téléphone bi yaay booy ñu ngi lay ziar maa ngi lay ziar Pape Cheikh yaa ñi fi nekk ñëpp ak képp kuy liggéey ci Youssou fort tey ji 1er octobre yaa ngi fàttaliku 1er octobre ay jamono bi Youssou yegsee maa ngi koy fàttaliku bu baax wallaahi nguub di sant yàlla julli sonant bu tedd bi macha allah di sant sama ñaari waajur di ñaanal képp kuy julli ci tam di ko ñaanal moom mu di Youssou di sama taaku loolu def waxu de looy di njàmbat wallaahi maa ngi koy ñaanal gudd fan daal ak wér ku mu julli kuy julli rek képp kuy julli rek na ma ko ñaanal gudd fan ak wér ak képp kuy jullit fàttewuma yàlla bu ko yàlla fàtte loolu laa ci am lu may wax ndaxte su ma toogee di wax dama fiy fanaan wallaahi boobu mënumaa fay nag waaye nag li mu mën mi ngi koy def de yàlla na ko ci yàlla jàppale amiin ci baaxul yàlla ma yonte yàlla moom it yooyu yéen ñeen di liggéey ci moom itam gis naa seen liggéey rafet na jërëjëf boobu yàlla doo leen gudd fan ak wér amiin ak sutura ak teraanga amiin Golbert Diagne ñu mu di wax lu baax rek la mas di wax di Youssou lu baax rek la mas di wax ci Youssou moom dama ko ñaanal gudd fan ak wér fu mu tudd Youssou tudd ma fu tudd fa ilimaan loolu lu rëy la ci man wallaahi boobu loolu lu rëy la wallaahi Pape Cheikh Diallo jërëjëf yaay booy moom ak ñëpp toog foofu képp koy liggéey Youssou Ndour rek maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér képp ku nekk ci àddina maa ngi ñaan gudd fan ak wér tey nag fa lay añee ndax damay wax nit ñi ni cordon bleu nga mais gëmuñu ma
ñëwal. yaay tey fa laay añee tey lu ñuy togg kër ga parce que xam naa wàcce nañu kaamil yi def laax yeeg ñoom seen mais añ bi lan la. dem naa lépp loo xalaat rek li Youssou bëgg Youssou mu bëgg rek xam na lu mu gën a bëgg ci àddina tufe. tufe la gën a bëgg. ah doomu géwél la doomu géwél la bëgg tufe. tufeel ma du sama kër lay tabaskee bu dikkee yaay tufeel ma. wallaay jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax yaay booy. waaw xaar ba paas la Ndeye Seyna boo ngi ni. waaw Adja Ndeye Seyna suñu xarit. allo. Adja Ndeye Seyna bu. waa Baye Cheikh noo def. waa xanaa namm la rek. ça va naka affaire yi. ñu ngi sant bu baax xanaa kontaan ci bis bi. bis bi day màgg na moom macha allah wallaay Ndour. di ko ñaanal rek yàlla guddal fanam. amiin. yàlla lafal ko cat dàqal ko lépp lu mu ragal te yàlla yokk ko. amiin Ndour. ñu ngi ñu ngi koy ñaanal daal yow it di la ñaanal yàlla saxal la ci place bi yàlla yéegal sa kontaan naa si yow daal. amiin man de xam naa ni kontaan nga ndax yow ku bëgg Youssou nga bëgg. waaw jeex na tàkk. waaw jeex na tàkk loolu la yàlla dogal. jërëjëf yow itam yàlla yàggal sa taxawaay ci sa càmmin. amiin gis nañu sa taxawu gis nañu sa jàppale dégg nañu say conseil gis nañu sa combat itam. amiin ñoo bokk lépp gis nañu sa combat. yow moom maay sa avocat xam naa loolu Ndour xam naa loolu. jërëjëf merci beaucoup. waaw Pape. waaw yaay booy. man la Yaama séeréer la. waaw Yaama doomu ndeyam. Yaama ana ndekki bi. ndekki baa bi ay tali ndekki. maa ngi ñëw. ñoo ngi kontaan ci suñu càmmiñ. jërëjëf Yaama. moom yaayam ak sama yaay ñoo bokk. macha allah. ñoo sama yaay mooy seen taaw. macha allah. waaye Youssou lépp ni ñu koy def si ñun. wallaahi bàyyiwuñu tey guddi bàyyiwuñu bëccëg. wallaahi. ni ñu fonk am fu ñu teg nag. moom la ñu yaakaar. wallaahi. yàlla na ko yàlla fa jàpp. amiin Yaama. pour yàlla na ko yàlla may gudd. amiin Yaama ñu ngi lay gërëm bu baax tey nag ñu bëgg a wax ñëpp mënuñoo wax. ndax Youssou moo ni mel. Youssou planétaire. ñi bëgg saafara mbooloo la ñëpp jam wàll saafara mbooloo dañuy gërëm ku mel ni Cheikh Amara. ku mel ni Cheikh Amara dañuy gërëm di ku fonk lool Youssou. di itam ku jàppale Youssou. kon tey ci bis bi bokk nga ci ñun personnellement ku ñu tànn pour gërëm ko donc ñu ngi lay gërëm bu baax Cheikh Amara gërëm itam Tata Awa Sarr. Tata Awa Sarr mu ngi Medina. moom tamit dafa fonk Youssou Ndour lool ba tey mu ngi jéem a woote. ñu ngi ko ci gërëm bu baax waaye gërëm itam njabootu Serigne Touba gépp ku ne xam na Youssou. taalibi Serigne Touba la. bu la nee barki Cheikhul Khadim rek nga daanu. kon ñu ngi ndokkeel suñu sang yooyu nga xam ni fonk nañu Youssou. di ko ñaanal di sàkkuwaat ay ñaan rek ci seen barke maam Cheikhul Khadim suñu góor googu. Adja Ndeye Amilo yaay vitu princesse moom tam ñu ngi koy ndokkeel ak képp koo xam ni yaa ngi yónnee ay bataaxal ci